comme bu ñu jógee ci li nga xamante ne nag mooy témoignage bi nga def ci Pape Diouf dañuy ñëw nag ci actualité tuuti ci li xew ci réew mi muy benn faux docteur boo xamante ne docteur Samba yaakaar naa ne dégg nga fan yii yëpp ñu koy coow ci réew mi di docteur boo xamante ne dafa def loo xamante ne lu graaw la faux docteur sax laay wax di falsifier ay papier ay diplôme et tout di wax ni moom docteur la alors que musul def médecine musul jàng médecine muy li nga xamante ne lu doy waar la ci réew mi nga xamante ne moom lañ toll. ndax kooku di docteur Samba demoon na ba bokk ci li nga xamante ne mooy convergence des cadres républicains dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xamante ne mooy suñu ministre de la santé muy loo xamante ne lu doy waar la dem bokk aussi biir APR. muy loo xam ne daal kenn mënu ko expliquer parce que yaakaar naa ne réew mi fu mu toll tey boo demee bay exercer benn métier boo xamante ne lu mel ni médecine ak ni mu sensible te yaakaar naa ne war nañ la mën a saytu bu baax a baax ba xam ndax yow mi li ngay wax tegu na wala teguwul muy lu doy waar lan nañ ci mën a wax. xam nga li ma métti ci Sénégal lenn la. ñaata ay soi-disant docteur Samba yi moo am Sénégal parce que. gis nga fii am na fi ay entreprises yoo xam ne am na ñu ngi fi créer ay sociétés ay pharmacie ay nangam ay nii nangam ñu ngi fi créer ay affaire te amul contrôle bu xam ne ndax kii mu ngi ci règle contrôle bi moo amul fii contrôle bi moo amul fii wala buñ la contrôler wala nit dañuy gis waaye boo demee ba nga xam ne da nga nekk parti au pouvoir impunité bi Macky Sall doon wax anamu. Macky Sall moom ne woon bi muy fallu bi moom moo ko wax mu ne impunité amatul benn impunité waaye mais impunité bi moo bare ci dëkk bi nit day def dara du mujj fenn nit day def benn toj-toj sàcc xaalisu réew mi te du mujj fenn loolu léegi loolu moo fi am nit daf fi rey nit te du mujj fenn nit day dóor nit te du mujj fenn loolu mooy indi lii. loolu mooy indi lii mais dans les normes ci lii rek xam nga lii santé la waa léegi lii chaîne bi yomb na xool qui est fautif ki ko kan moo ko recruté ci foog kii nañu ko topp kan moo ko recruté nañu dem ba gis ne diw la non chaîne xoolal gis nga xam na la bu ñu bëggee xam fautifier les responsables nañu topp chaîne bi am na ku ko recruté au niveau du ministère de la santé ba mu am na ku ko jox ay këyit ba mu mën a di exercer am na ku ko jox këyit ba mu mën di maanaam di defar ay ordonnance ba di def yëpp waaw mais non nañ topp chaîne bi bu boobaa bu ëllëgee dootul amati waaye bu ñu bëggee toog ne nii rek moom dina am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër di def yëfu caay-caay loolu moo am dama ne lii yëpp lu ko indi mooy impunité bi Macky Sall waxoon gisuñu ko man bi mu koy wax man dama kontaanoon parce que impunité loolu mooy indi impunité moo indi lii yëpp du benn rek billaahi wallaahi taala am na fu nekk ay docteur soi-disant docteur yi am na fu nekk bu loolu nag mu nekk loo xam ne tey jii première personne dëgg la xam naa dinañ ma ne tallu ko ak coronavirus bi tallu ko dëgg la waaye dëgg-dëgg bu fi lii jeexee ngir yàlla yow Diouf Sarr yow laay waxal bu lii jeexee te dina jeex ci jàmm ak salaam jëlal say responsabilité nga topp chaîne yi si tu es responsable nga si tu es responsable nañu waxante dëgg nañu topp chaîne bi nekk la def ba dugg fonction publique ak dugg xamal kii ministère de la santé nu mu demee ba am kayit nañu topp chaîne bi xool ñu xool kan la buñ ko xool dinañu xam bu boobaa dina tax ñeneen ñi ñu def ay contrôle yooyu ci ay hôpitaux léegi foo tourner Sénégal gis nga fa ci cabinet ku nekk am na cabinet ñu nekk am nañ fu nekk am na cabinet koñ bu nekk am na cabinet koñ bu nekk waaw léegi nag koo xam ne amoo kayit amoo dara wala mu jeex dinañ fa rey nit nag médecin après la mort moo fee dañuy xaar ba rey nit heureusement kii
police def liggéeyam bu am solo fexe na ba kii ko waaye sinon waaye kii est-ce que ça reyul ay nit est-ce que joxul ay nit. parce que mi ngi doon bind ay ordonnances. moom laa lay wax di def ay waaw di def nit jaaruñu fa dee léegi lii nag ñu bugg gis nga Sénégal dañuy jël benn affaire amul lii gis nga amul parti au pouvoir rek nangam amul APR la bokk waa APR sax ñoom ñoo xam lu ñu war a def waa APR ñoo war a demander à ce que ñu def enquête approfondie nañ ko def waa APR man bu ma dee ñoom parce que loolu exemple la loolu moo tax ma ne Diouf Sarr moom mii ak ki nga xam ne moom mii APR ñu xool ban section la bokk ci APR fan la ñu situé à responsabilité bi ñan ñooy responsable parce que fii da ngay gis ku nekk dañ lay jox ay kayit yoo xam ne du ministre de l'économie lan la wax temps yi passé ba saag moom mu ne dégg nga kii yooyu léegi dañ koy joxe ni ñu leen neexee mooy kayit yooyu xaw ma lan mooy kayit non dama ko fàtte sax man kayit boobu mais parce que fii dañ fiy joxe yaa ma neex moo fi am yow daal neex nga ma yëkkati benn affaire ne yow am moo fi am te loolu nag bu amee lii rek moo problème rek la ñu am. mu mel ni nag loolu moom doon na lu doy waar muy médecin bi nga xamante ne mooy docteur Samba def loo xamante ne nag moom kenn xamul sax fan nga ko war a situer mu mel ni genre affaire yooyu day bëgg a bëri ci réew mi ndax gis nañ fi tamit benn faux gendarme soi-disant boo xamante ne dafa jël ay yëre gendarme déjà xamul sax nu mu koy agencé ndax jël na ay yëre gendarme boole ca casquette sapeur n'importe quoi di dogale nit ñi ci mbedd mi di présenté wu comme un gendarme. comme un homme de loi di agressé di def yu doy waar mu mel ni yu mel noonu dafay mel ni lu bëgg a bëri ci réew mi. waaw mais xam nga mooy li ma lay wax rek impunité bi damay delluwaat ci impunité bi impunité bu amul ci réew amul ma Samba amul ma Demba la loi c'est la loi et puis di contrôler gis nga man dafa am benn affaire boo xam ne dafa ma jaaxal yéen ñi war na leen jaaxal depuis bi ñu defee couvre-feu bi coronavirus bi. ñaata policier ngeen di gis ci dëkk bi bu jotee coggalu policier coggalu gendarme waaw bi mu amee coronavirus ñooñu ànd ñu woon ñooñu fu ñu nekkoon ñooñu fan lañ nekkoon kon ce qui veut dire daal il faut que daal moo am benn affaire bu am daal ñu génnee et pourtant yooyu yu koy kii tey bu amoon ay policiers yu doy ay gendarmes yu doy ci biir dëkk bi da nga defee kooku dina tal di agresser ay nit. dina dem di sàcc ay mbaxane ak ay tenue di nangam kon gars yi dañ koy localiser jàpp ko moom laa lay wax nañu bàyyi tappale bi te liggéey coronavirus bii war nañoo exemple dañ fi war a jël ay enseignement bu ëllëgee li ñu génnee yépp nañ ko continuer comme ça dëkk bi ne selaw parce que dëkk bi xam nga mooy li ma la wax kooku rek ngeen gis am na ñeneen te gi nga ci couvre-feu bi di ngeen ci déggaat ay yeneen ay yu mel nii couvre-feu bii gi nga bu gaawul jeex nii di nga ci dégg ay affaire yoo xam ne yu doy kéemaane. am na sax parce que déjà ay agression ak ay toj ay këru jàmbur ay dajj ay boutique et tout am na ci. boo dégg la ma la wax couvre-feu bii di nga ci gis ay affaire yoo xam ne yu doy waar bil deex yu doy waar di nga ko ci gis. dina jur yu bare loolu nag pour saafara ka nag moom mooy contrôle bu doy ak tam responsabilité nit ki ku nekk na jël sa responsabilité mu ngi noonu. merci beaucoup bu mel ni nag yegsi nañu ci suñu fin wu entretien ñu lay bàyyi nga tàggatoo rek daal di joxe waale quelques conseils masawu ñi nga xamante ne tamit feebar bi dal na leen. waaw man xam nga li may wax ak lenn la. gis naa ne nit yi di naan lii d'accord wuñu ko li ñu def nii ngir yàlla ak yonent ba dimbale leen du question lii benn xeex la koo xam ne gisuñu ko la ñuy xeexal koo xam ne gisuñu ko nag ñu ngi xeex ak moom ngir yàlla bu kenn ne non d'accord ma ci mesures yi ñu jël ak nangam boo ko defee da nga fi indi ay jiyee gis ngeen enregistré nañ suñu premier mort. bu ñu moytul nag du baax na ñu nekk xam nga lan la mesure sanitaire yi ñu jël nañ koy yokk
na ko na gën a nit ki yow sa bopp yow yaay xam loolu ñu moytu waaw man d'accord naa man kontaan naa am na ci ay directeur de société yoo xam ne tey jii ñoom dañu ne carrément dootuñu recevoir ati man d'accord naa ak ñoom bu leen ko kenn jàppee man démb am na koo xam ne benn directeur damaa ñëw daf ma joxoon rendez-vous man ma ñëw ba foofu mu ñëw ba sax mu envoyé ba sax mu ne non du ma mën a recevoir j'ai compris comme man dama ko comprendre je l'ai compris il a raison nañu moytu dégg nga nangam waaye nag am na loo xam ne nag maa ngi koy dégg loi bi nga xam ne ñu ngi koy yóbbu assemblée pour jox Macky Sall plein pouvoir Macky Sall plein pouvoir régler affaire corona lañ la wax nga régler de waaye plein pouvoir ci leneen déedéet Macky Sall régler li nga xam ne mooy corona moo tax ñu jox la bu ñu la koy jox plein pouvoir pour régler affaire coronavirus bi la loolu rek la ñay ñaan ngir yàlla ak yonent ba. merci beaucoup mu mel ni Gomis la ñu amoon tey comme invité gis ngeen dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax ak message yi nga xamante ne moom la lancé ki nga xamante ne mooy suñu njiitu réew bi nga xamante ne ñu ngi waaj tey voté benn loi boo xamante ne dañ koy jox plein pouvoir ci muy dogal di buumi ah mu mel ni nag dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax no comment ñu leen di jaajëfal bu baax nag di ñaan yàlla jàmm yàlla def ko ci suñu réew bi di Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne tey feebar bi dal na leen muy coronavirus di leen ñaanal yàlla ñu delluwaat ci seen njaboot yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen njaboot ñi nga xamante ne nag daru leen yàlla bu mu leen dal yàlla buñ ko gis yàlla buñ ko séen yàlla jëlee ko fi yàlla jëlee ko ci monde bi yëpp vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di gërëm Maam Jaara sama caméraman bi nga xam ne moom laa àndaloon caméra woman sax laay wax maa ngi koy gërëm bu baax l'infatigable Maam Jaara maa ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm équipe bu Infos Rewmi yëpp merci beaucoup